Ndiaye maa ngi lay Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax Ababacar. nu ngeen def nag. soj mu métti rek. waaw da ngaa waaw ku dégg sa voix bi xam ne soj nga. kenn xamul lu njóobeen yi la rek ñoo fi jaar. presse romb nga liir ko. ah ma ne ko fu presse romb nga liir ko di def say revue. waaw baax na. waaw maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. waaw man tam maa ngi lay nuyu sama maa waay. ngi lay ñaanal jàmm ju wér. maa ngi lay ziar de sama. jotaguma ko de. waaw. wala mu fàttali la ko. egg seegul. da tey sama waay. yoon nekk li ñu waxante woon boobu ba tey egg seegul. yow nee naa coronavirus bi dugg ci réew mi yaa ko fiy dugal. yow doo toog mukk da ngay dox rek. xanaa yow fayoo location. lu tax nga wax ko. weer wi nga ñuy fàttali tey la 27 da ko fay jar. xar at déedéet dafa am lu ma waay dikk. ba koy fàttali le 27 baan. waaw phase gi njëkk lu mu wax tey. waaw de bërki démb dafa am sama benn soxna soo xam ne daal Awa Ndiaye la tudd. dafa jóge woon Italie wàcc aéroport ay vers 4 heures du matin. yoroon bébé. positam mu réer. ci diggante aéroport beeg parking bi. doom ji mi ngi tudd Ndeye Jëmb Sëy. pochette ba nag amul xaalis ay kayitu passeport doom jeeg passeport ma kayit ay kayitu italien daal la ca ne. kon dina feeñ. waaw nañ ñu dimbali rek waaye ko jeeg bu ndaw la. am doom ju ndaw. ñëwoon vacances pochette ba réer ci aéroport ba amul nag xaalis. ci turu Awa Ndiaye madame Sey. waaw li nga foo ko teg jéeg bu ndaw fu mu am. waaw jéeg bu ndaw day am mooy jéeg bu ndaw de. da ngay nekk jànq ba jéeg rek. mais kuy soog a nekk jéeg waaw jéeg bu ndaw. jéeg bu bees. kuy soog a nekk soo sëyul 15 ans rek jéeg bu ndaw. waaw. li nga foo ko teg. loi Ndoye Bane la. baan kon bu ñu amee kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ko for mën nañ ko indi fii. waaw mën nañ ko indi RFM. waaw kooku sama jéeg bu ndaw la. waaw ndeysaan madame Sey. dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne. dañ ko dàq école. lu mu def. mooy kii professeur bi déedéet. bu doon loolu koy duma ko fex kii damaa bëgg ñu jàppale ko parce que li ngeen di gis nii mooy lettre de renvoi bi yaay moo ko yónnee du ma wax école bi mu nekk du ma wax xale bi nu mu tudd. dafa fayul. ok te li ko teree fay mooy papaam ak yaayam dañu tàggoo nekk ci jamono pour di lijjanti pour dem ci kanamu juge bi pour ñu leeral situation bi. waaw ñu xam koy amee garde bi. waaw ak ñaata mooy doon pension alimentaire bi. waaw. moment bi ñuy xaar juge bi jël décision bi. waaw papa ji fayetul. waaw xale bi amee ndeysaan som bu tuuti sax bon tuuti ci ñi ko am. mais bëri ci ñun sama classe baadoola gi. ñun ñi mais 39 500 daal la war di fay par weer. waaw. fayu ko ñu dàq ko. pendant ñaata weer. note bi daal lañ ma yónnee mi ngi nii école baa ngi nii. xanaa doon comme day xale. te mbiri xale dafa laaj sutura xamoo lu muy doon ëllëg. ay weer yu bari la amee. léegi daal ku ci bëgg a jàpp. xam nga lii du xam nga. na c'est que nga xam ne mu doon papa ji la ñu war a arrêté. lii sax du xalaas waaw mais ñu arrêté papa lii du xalaas de mais xalaas la. lii ni xalaas waaw li moo xalaas tax mooy li ma la wax. équilibre bi xale bi war a am même buñ ko fayalee bu demee école du am équilibre. doom équilibre loolu. moo tax ñi ko mën a jàppale li des ci at mi bariwul. gis nga. ñi ngi ban mois janvier. léegi février ñëw. juin juillet école tëj. wax nga dëgg ku ci mën. waaw na ko jàppale mu fay année bi le temps que ndeyam ak bàyyam di lijjanti li ñuy lijjanti ca kanamu juge ba. papaam moo war a xam ni xale bi yoonam nekku ci. mu continuer di fayal doom su joteeg yaayu xale bi yoonu xale bi nekku ci dëkk bi li ñuy bàyyi di ko négocier njaay dafa bari. y a des pères irresponsables yu nekk fii ci dëkk bi di lëmbee. gis nga nit ñi dañoo war a conscient que ni. xale bi dafa war a porter plainte papaam am na foo xam ni. non loolu war a def lii mu di papa bi def lu fu mu ko teg. baan dàq giñ ko dàq daal rafetul xëy na nag ñi xam ñoom seen scolarité école fi mu toll li ma wax 39 500 dinañ xam ban école la. xam ne xale bi lii mooy situation. voilà Ndiaye waaw ñun ñii. bu ñu nekkee ni ay xale la ñu ay suñu ndaw la ñuy dox. suñu ndaw suñu bopp ñun. ak ñun suñu jëmm mais boo yoree ay ndaw yu nekk sa kër la xaar. amatoo ndaw amatoo xale booy dox. da ngaa war a conscient da ngaa war a conscient concentré wu sa avenir ay doom. Ndiaye réew mi lañ conscient que ni yow li nga war a romb nga ko nga dimbali sa ay doom nga responsable bàyyi yu bari yoo xam ni mais topp sa mère wala topp sa àdduna naan ay lii doom mooy avenir. Ndiaye réew mi lañ war a jox. y a des pères yuy déglu jamono ji xalaas kooku ni kër ni këpp sa doom ban classe lay def xamu ko sa doom fu muy jànge xamu ko sa doom lu mu jël ci composition bi passé xamuñu ko c'est des pères irresponsables man maa wax loolu bàyyi da ngay nekk bàyyi wala gi waroo nekk un géniteur papa dafa am bàyyi père de famille waaye toog ni yàcc ñi sa su xare bi réussir ngay wër naan maay bàyyam pour lan ba ci sëy yi di tas non non ba ci sëy yi di tas papa yeeg yaay Sénégal li fi ne am na foo xam ne bu ngeen fay yeggee war a bàyyi seen vraiment bànneexu
bakken nag war a topp bànneexu àdduna topp bànneexu xale yi nu ngeen leen yaree. vraiment ànd ba gérer leen. loolu moom c'est soo très leen dee important. tas seen problème la. soo leen xuloo seen problème. très mais xale yi soit jour seen yoon nekk nii pour juddu Ndiaye na émission bi yem. ëpp naa wax non sama xol bi dafa. non ëpp naa léegi kay. non tegal jingal booy. déet ëpp naa léegi daal soo ko mënul def yow yaa koy bañ a def ñun dañuy def. yéen su ma leen bàyyee émission bi ne leen defal waaye ñooñu. lii xalaas la de lii Ndiaye yor nii mën na ci xalaas ba mu mën naa débat xalaas ba mu jeex moom. yàlla li Ndiaye yor nii. te mi ngi ak benn élément. nañ tas na papa ak yaay nañ tas nañ dem mais yoonu xale yi seen yoon nekku ci. vraiment. waaw non du rafet de bu fekkee nii ñu ma ko waxee noonu la demee daal mais li ci am solo daal mooy nañu dimbale xale bi mu terminer année scolaire am le temps que papa ak yaay ji lijjin seen situation. Ndiaye. ban indi woon nañ fi ay nit yoo xam ni dañoo demoon ci benn agence bu ñuy wax ADH. finance. ñu ni dañ faa dem verser fa seen xaalis ñooñu dañ leen di faciliter pour ñu am crédit ci banque yi. bañ fa verser seen xaalis après daal dan naa la sooy dem ci Mouhamed Ndiaye banque bu Mouhamed Ndiaye banque xam ni ci Ndoye Bane finance nga jóge te man Ndoye Bane finance maa la fa yabal. suñu demee ñooñu Mouhamed Ndiaye banque ñu ni ay ñun waa kër Ndoye Bane banque liggéeyu ñoom xamuñu leen. lekk nañ seen xaalis jël nañ daal seen xaalis ñi fi ñëwoon bërki dem dañoo jàpp ni waa ADS finance ay escroc lañu noonu lañ ko waxee. ma woowoon waa ADS finance pour ñu tontu mais ñëwuñu woon parce que dañ doon wut ay canal yoo xam ne dañ doon wax pour élément intervention pour élément bi bañ a jàll. bi ñu demee ba sonn mënuñu élément bi jàll na ñëw nañ fi samedi ma tàllal leen micro jël seen droit de réponse li ñu wax nag laa leen bëgg a jox ñu déglu ko. man la monsieur Diakhaté directeur général ADH. cabinet de consultance la boo xamante ni mi ngi judd en mars 2019 le 9 mars 2019 la judd. nga am ngeen autorisation. ci lu wàllu tam ñu ngi ciy liggéey ak liggéey bu mucc ayib ak waa DRS. mais direction boobu noonu pour rappel le 6 mars 2019 bind nañ leen lettre di leen avertir pour que ngeen arrêté seen activité bi. non dañ fa ñëwoon def mission de consultance. pour xool ba xam ñun dañuy def dans le crédit. amagu leen agrément bi ñoom seen. donc amagu leen autorisation pour jël xaalisu askan wi. liggéey bi ñuy def liggéey de consultance la. loolu nag c'est pas du bénévolat ñuy fay. ñi fi ñëw nee nañ da ngeen ne jël seen xaalis am na ci koo xam ne chèque gu 200 000 la leen jox. parce que dafa soxla woon crédit 6 millions ngeen yabal ko ci. benn banque Baobab la xawma mu dem ci Baobab ni ko ñooñu liggéeyuñu ak ñoom te nee na ñoom ba ñuy dem da ngeen ni leen carrément soo leen demee bu leen ñu tudd femmes yi tamit la même chose la ñu wax jël ngeen seen 100 et quelques mille ñoom it bi ñu demee ci banque yooyu ñooñu ni leen liggéeyuñu ak ñooñu xaalisu ñooñu fu mu jaar ak pour lan la lu tax ngeen encaissé leen. li tax ñu encaissé leen mooy dañu fay les droits de consultance. loolu lañ ñu fay ñun dañuy xool ci parmi institutions yi fi nekk yëpp financières yi yëngu ci wàllu microcrédit ñu xool ban moo gën a correspondre moom ak soxla bi mu am ñu soog ko orienté ci institution boobu. ñoom nag bi ñu demee ci fi ngeen leen yabal ba ngeen leen yabal ñoom nee nañ da ngeen leen wax ni leen soo leen demee boo leen wax ni ñun ñoo leen yabal. waaw loolu am na dama koy dëggal waaye damay leeral li ko waral. te loolu benn institution la bu tudd microcrédit. li ñu gëmloo clients yi mooy ñun boo jaaree ci ñun. tu as le maximum de chances que ton dossier soit éligible dina atterrir au niveau de la table du comité de crédit de l'institution bu ñu la orienté. kon lu tax nga naan ma soo demee bul wax ne man maa leen yebal. loolu constat bu ñu def la ci 2 dernières semaines yi ñu génn. bu ñu ñoom ba ñu yégee ni ADH Finance mi ngi fi di def ce travail de consultance là ñu wax clients yi directement lu tax ngeen jaar ci ADH Finance. tontu mënoon ngeen ñëw ci ñun directement. c'est non c'est parce que li ngeen leen gëmloo da ngeen ni leen ñu banque yooyu seen ay partenaires lañ. déedéet loolu mun ADH Finance soxlawul benn partenaire. non yéen seen publicité bi ku ko dégg da ngeen naan carrément da ngeen di financer nit ñi. fan lañ ko wax. déglu naa ko dugg naa seen site yi dugg naa ci seen page Facebook. gis naa lépp. dama bëgg. waaw on est dans un pays de droit. bu fekkoon li nga wax ni dafa avéré. kon DRS. ñëw na tëj ñu jël ñu yóbbu ñu. kon ñooñu duñ seen xaalis mënatuñ cee jot. toute question ni nga analyser question bi noonu sa question ni nga ko posé ba jubul nga jégal ma. xam nga tax jubul waaw kon jubul ko xam nga tax jubul. waaw jubal ko. waaw ma jubal ko. contrat moo ñu lié. on va publier. mais mën ngeen leen a nax ci contrat ya. man ku ñu nax ci contrat fan la am. su fekkee jàngoo nag mënoo lire. accompagner ak mun lire. léegi seen personnel bi doon liggéey foofu ñoom tamit. leen dañoo dem ba découvrir que ni. seen liggéey sellul da ngeen di nax clients yi. c'est malheureux qu'au Sénégal. dañuy gis ndaw
bu jug fas yéene def dara lu baax wala ñu jàppale ko dañ koy xeex te ñi koy njëkk a xeex mooy ñi nga xamante ni ñoom lay gën a wóolu maanaam ses plus proches collaborateurs. ak ki ma si cité mooy mademoiselle Babou boobu ñu tudd parce que ñoom tudd nañ ko si amul lu ma deful pour la. ay kilifa yu mag yu leen ngemb. est-ce que mënoo ñu wax yooyu kilifa ngemb leen ñan la. xam naa ne suñu waaye nga ndax suñu partenaire nga ndax suñu spot yi RFM lay jàll. non loolu taxul ma nekk seen partenaire de. non voilà man moom liggéey bi awuma ci partenaire man moom nay dëggu rek. ok ba tey baax na xamuñu leen woon sax wooñu kenn si ñoom dafa teg 500 millions sur la table je parle à la radio donc kooku kenn la si keneen ki gën a important nag mooy ki nga xamante moom la ñu parrainé la politique de la finance sociale. premier genre bu ñu njëkk a teg mooy lorsqu'on aura notre agrément. kon xaalis bi ngeen di encaissé yëpp ba léegi yéen amagu leen agrément. absolument moom mooy. ana autorisation mooy li ma la cité c'est-à-dire on est déjà une entreprise. mais autorisation bi. doucement on est moom laa la expliqué on est une entreprise avec un statut. dafa am ay kuréel yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne pour nga liggéey ko ñoom ñoo lay mën a autoriser. autorisation boobu laa bëgg wax anamu. tu parles de quelle autorisation. non laa la wax nii xam nga nekk gu ñu banque. non xam naa ne nekk gu leen banque. waaw mais tey jii da ngeen a bëgg ubbi agence boo xam day yëngu ci wàllum comme ay koppar. waaw donc am ngeen ministère. waaw mooy ministère de l'économie et des finances moom laa la expliqué. est-ce que ñooñu bindal nañ leen këyit. ministère des finances délivré ñu agrément pour ñu exercer le travail d'un système financier décentralisé. loolu mi ngi en cours. nee naa la ñu ngi si liggéey avec la DRS. waaw DRS ñoom binduñu leen lettre démb pour wax leen ngeen arrêter encore une fois. musul am parce que pas plus tard qu'hier soir. on a parlé avec une des conseillères principales de madame la directrice au niveau de la DRS. ma ne le 24 janvier jotu leen beneen lettre boo xam ne da leen di avertir pour ngeen arrêter seen activité bii. activité ban. déglu ma yow yaay directeur. kii mooy PDG. non keroog ay membres DRS ñëwoon nañ fa mais dañu nekkoon en formation. kañ le 24 mais ñun nekkuñu fa woon. léegi ñooñu clients yooyu di kaas kon seen xaalis mën nañu wax ni moom ñàkk nañu. non on peut dire que ñun contrat moo ñu lié ak ñoom contrat bi amul y a aucun principe de remboursement. may laaj ndax gars yi ponkal yi nekk seen ginnaaw moo tax ngeen am fit bañ a wuyu ji police ou bien. police yu jëppal mës nañ fa am une plainte aussi dem nañ wuyu ji. waaw démb ndax wuyu ji ne non c'est-à-dire dëkk bi dëkk yoon la. waaw ñun ay nit lañ yoo xamante ne dañu respecté yoon. waaw yoon woon na leen demulee. dafa ndànk xam fu ñuy teg suñu ay tànk. waaw waaye tamit dañoo am ay kilifa. yaakaar naa ni bi ma posé question bi tontu naa te li ma la tontu mais bu la doyulee yow doy na auditeurs yi ñuy déglu. monsieur Ndoye xam naa ñi leen ngeen am nañ doole. yow c'est tiré sa conclusion. ok baax jigéen ñu néew doole. ak ay jeunes yu néew doole ñoo dajale seen xaalis jox leen ko. dem nañ ba amuñu ci yéen confiance. nee nañ ngeen delloo leen seen xaalis. néew di doole yi fexe ba ñu mën a am accès au crédit fexe ba ñu mën a ñoŋal seen dund mooy suñu yitte loolu moo tax ñun ñu génn suñu ay zones. mais ñee seen dund ñoom. seen waxtaan bi xumboon na de seen waxtaan bi xumboon na lool. waaw bëgg mu leer rek. léegi finalité bi. waaw Ndiaye. suñu dégloo ci biir. baan ku ne yaa moom sa xel mi nga xam ni moom ngay xalaatee de. waaw ku ne sa xel yaa ko moom. waaw li la sa xel may rek loolu moom ngay accepté. waaw. ok waaw Ablaye Diop nun ñu wàññi son bi tuuti ci suuf. waaw. ah kon baax na. dégg nga. ñoom dégg nga ñu ni mars 2009 la ñu ubbi. ba ñu ubbee mars 2009 DRS gi ñuy wax ni moom moo leen dem nañ fa ñu ngi nekk en cours pour am agrément DRS avertir na leen ni leen nañ arrêté seen activité yi le 6 mars 2019 lettre baa ngi nii. ñoom la kañ lañu ubbi ñoom. mars 2019. waaw 2019. mars 2019 bii ñu ubbi ba ñëw ubbi rek waa DRS bind leen lettre bii gis nga lettre boobu Ndiaye. keroog bi ñu ci defee suñu xalaas bi ba pare vendredi 24. waa DRS demaat nañ fa. seeti leen fekkuñu leen fa ñu bàyyi leen lettre bii fii lettre bii. lii beneen lettre la. beneen lettre la pour wane pour ñu arrêter seen activité yi. Ndiaye am de maa ngi mel ni ku ne ci xew. jox rek may bi ma leen DRS mooy direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés. waaw mooy ñu yor mutuelle yeeg voilà kuy ubbi lu mel nii da ngay jaar ci ñoom ban jox leen ndigal. DRS d'après këyit yi ñu yor DRS joxagu leen ndigal pour ñu ubbi. kon ñoom mutuelle yi ne xus ci dëkk bi c'est seen responsabilité la nekk. voilà c'est ça. léegi ñoom bi ma leen interviewé ci biir interview bi ñu tudd ci DRS man contacté naa waa DRS. wax leen ni leen tudd leen ci lii de loo leen di tontu waa DRS mer ba def communiqué
mam day leer. lu nekk ci communiqué bi. communiqué baa ngi noonu. Ah d'accord. luñ ci wax. Le ministère des Finances et du Budget porte à la connaissance du public que l'institution dénommée ADH Finance n'est pas autorisée à effectuer des opérations de collecte d'épargne ou de prêt. À ce titre, la vigilance des populations est requise. Voilà. loi yi nga xam ne moo koy tere ñoom waa ADR. yaa ngi mel ne ku nekk plaidoirie. xam nga fii man bëgguma ko ma jam. loi yi koy yii leen koy tere. moo nekk nii. kon maanaam ci gàttal en conclusion xam nga kiy dégg. jël nañ sama xaalis li mu bëgg a dégg mooy kañ la ñu may remboursé. waaw mais en clair mooy ñii awaguñ yoonu remboursé. waaw beneen bi topp mooy li ñuy def. waaw wane na ne teguwul ci yoon. loi da koy tere. ndax ñi leen war a yilif. waaw aaye woon nañ leen ko. waaw te amuñu wenn këyit wuy wane ne. am nañu. ay maanaam am nañu droit. di jël xaalisu nit ñi. di leen wutal. ay di leen wutal financement. waaw publicité bi dégg naa ko. waaw assistance la ñu wax. ak par exemple yóbbule ci ay mutuelle dem nañ ba ne demande de crédit yu ñu am bu dee 100 la 92 yëpp ak kii nañ ko validé nañ ko. mais ci gàttal daal en terme clair mooy. ñii. muy lan nu mu tuddati sax. ADH finance. waaw ñi ñu jël seen xaalis. waaw nañ leen yóbbu ci yoon. toog seetaan leen ak. yóbbu nañ leen ci yoon porté nañ leen plainte police jëppal. convoqué nañ leen 2 fois demuñu. laaj naa leen ko lu tax ñu ne ñoom dañoo am kilifa. nee nañ ma nag am na ñaari ponkal yu ne seen ginnaaw laaj nañ leen ñaari ponkal yooyu ñan lañ waxuñu ma ko waaye daay nee na kenn ki jox na leen gën teg na ci table ci 500 millions xaw ma lan ak lan mbir maa ngoog na ko askanu jugé xaw ma waa ADS finance ñi fi ñëwoon xaw ma leen ay citoyen lañ yu ñëw yu di ñaxtu ci buntu rajo bi ak buntu télé bi. très bien foofu leer na. voilà foofu lañ ci mën a yem. ñu dem ñu doxantu feneen li ci des nag waa DRS xaw ma DRS. am na keneen ku war a ñëwaat am mu indi ci ay leeral wala histoire bi yow clos nga ko. ñun dañuy dem rek moom dañuy dem rek fu mu yem rek ñu xam ne fa lañ ko yam. fa lañ ko mën a yemale. Njaay ban. waa ji daal dañ koo may jabar ci ëmb. loolu. dañ koo may jabar. waaw ndeke jabar ji daa ëmb. waaye la ca xew la mu jot a dépensé ci ndaw si 200 et quelques mille la dépensé ci ndaw si. waaye nee na muy dund muy dee jéggalu ko baalu ko daa amoon aaw bi ëmb waaye nee na li mu bëgg lépp amu ko ci aaw bi. ba tax mu dem takkub ñaareel. ba mu bay waaj a takk ñaareel bi ñaareel bi nit ñu ni dañ koo kidnappé. après ñu ni feeñ na. yu bari xew na ca. mu takk ko ci ëmb. ñu ni ko bi mu ko takkee pare ñun ko daa ëmb mu jël xale bi ni leen dinaa ko jël su amee doom nangam ak nangam waaye daal. fa mujj daal doy na waar. mënuma cee commentaire de. lu tax parce que dafa leerul sama bopp. déglu dafa ko kay. déglu ko. parce que olof Njaay dañuy ku gis neen di nga ne nee na ngi. maanaam dafa am benn xale bu jigéen boo xamante si maanaam dama doon génn ak moom. damaa yor soxna si ma yor. maanaam toolub diggante. mais nag li ma si bëggoon dëgg awuma ko si woon. ba tax ma ne naa dugg si ñaareel. bi mu demee kees. ba yàlla def mu am doom ma dem génte ka ba pare. xale bu jigéen bi nga xam ne maanaam moom daa doon génnal. nanu àndandoo dem Kaolack sa biir bokk sun ma la dem may ñu may ma la moom xale bi jigéen bi woo ma téléphone yaayam tamit woo ma téléphone ni dañ kaa kidnappé su ma ndaw si woowee téléphone may waxanteeg moom affaire bi xaw a lu sama côté mais nag ma ne kon amul problème jékki-jékki jamit ak si suñu kaw yaayam ni ma xale bi ñëw bi ma demee Kaolack waxtaan ak ay bokkam ni ma bu subaa jàmm boo demee na nga yebal ay kilifa ñu may la soxla samay kilifa fan ni ma teer dalal tuuti te si biir kii bi si biir koor gi xale bu jigéen bi am na lu ma wax ni ma man de dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dañoo dendeeg moom kër mais dañ kaa maye si kaw ëmb bu fekkente ni yàlla def na bëggante na ak waa ji bëggante na ak moom léegi te maye nañ ko si kaw ëmb kay nanu ànd te yàlla tax su yàlla defee mu am doom ñu joxaat ko waa ji loolu moo gën a rafet ndekete affaire boobu mu doon wax noonu ndekete moom maanaam diiran bu ñuy wax loolu yëpp ndekete dafa ëmb bi ñu waree ba pare ñu may ma ko 2 jours 3e jour ba magam bu jigéen woo ma ni ma diw ma ne ka mu ne ma yow de diw dafa ëmb ma ne ka dafa ëmb mu ne ma waaw ma ne ko waa léegi ma waxtaan ak yaayam ni ma man de man ak yow ñoo si yam kër gi sax dama ko ni woon da koy génn ma ne ko déet meer mu ne ma ne ko bu ko génne kër gi ndax sa doom la ndax boo ko defee rek day ñaaw naa hôpital sax waaye weer ak fukki fan lay am mu la war a am ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko loolu dina yombal sàngi sutura léegi
dinaa la yónnee 2 junni nga jëndal ko sib saak paasal ko si mu ñëw ñu sànq ko sutura ba keroog yàlla di def muy dugg weeram bu duggee weeram man lépp lu ma si man sama kimtu lay kattan dinaa ko def bu ko yàlla mayee boppam bu boobaa ñu ñëw tudd ko ñëw dugalaat tas sëy bi takkaat ko si biiram nit ñëw dugalaat ko si këram mu ñëw toog sëy yaay ji tamit daal ni ma waaw bi mu ko jëndalee bi sax paasal ko mu ñëw 3 fan la fi am sama jabar commencé ma indil ay problème yu rëy yu métti ba mujj gi moom ma dugal ko si néeg jëndal ko matelas tegal ko fa fekk avant matelas boobu sax si matelas bu màgget laa daan tëdd ak moom mais sama néeg jabar ak sama néeg aaw bi mu daan tëdd sama néeg yaay moom ñaareel mu daan tëdd sama néeg yaay mu am benn problème bu ndaw bu mu am ak ñaareel aaw bi daal di génn kër gi dem delluwaat kaw la ma waxtaanaat ak yaayam ba mu dellusiwaat si kër gi bi mu dellusiwaatee jour bi mu waree ñëw si kër gi jour boobu noonu si la sama aaw bi gàddu ay bagages am génn kër gi ma daal di jël sama jabar dugal si génnam néeg sama beneen néeg bi si des sama néeg rek bi kee demee ma laal ma jënd am matelas 10 junni ak ñett tegal ka ak ab tappeem ak yëppam te xam naa ni yow mi ëmbaloo ko parce que diggante bi la fu mayee ak léegi ëmb waru fee mën a gaawee ma ñun waxtaan ne si loolu ba pare ñu ni ma faaw dina delluwaat kaw la ba yàlla def mu am doom bu mu amee doom ñu yónnee ñu joxaat la ko ñoo yónnee fa ñu joxaat la ko mooy mu wax loolu sama mag boobu wax loolu ba pare bu mu waxee loolu ba pare damay ay mu ni ma ni ko teem ñoo toog fii si sa néeg bi mu bañ a dem Kaolack sama yaay ni ma loolu wax dëgg maam yàlla mën la nekk parce que mënuloo diggante moom ay tànk ma daal di koy bàyyi mu dem asamaan set ma jox ko 10 000 ma dem jëndal ko ay yére jëndal ko mees léppam yére mees parfum bi yëpp si cantine bu nekk fii daal di koy jox 10 000 francs ni ko paas si nga dem saa yu waree dem rendez-vous mu envoyé ko 5 000 francs pour mu dem rendez-vous saa yu waree dem rendez-vous saa yu waree jënd ordonnance saa yu waree dikki mu envoyé ko xaalis pour mu def ay problème am affaire am yu ndaw quoi bi mu demee ba yàlla def mu am magam ju jigéen may waxtaan ak mag ju jigéen ji parce que ak mag ju jigéen ji yëkkatiwaat téléphone bi jox ko ma tantam ni ma yow indil ko ay bagaasam kenn soxlaatu la faatu moom bi ngeen ma koy may sëg caaga ngeen ma ko may parce que ba ngeen ma koy may da ngeen kaa fekk mu ëmb kon jour bu ngeen sentiree ni daa ëmb rek jour boobu la l'islam façon sëy bi man ngeen jox ma ko ma di ko sangu sutur di ko sama biir kër di ko sangu sutur si xumaag moom dara kon ak nu mënti demee su demee ba am doom su ma defee sama alal si moom ba pare ba mu dem ba am doom war ngeen maa mën a delloowaat sama jabar te sama alal di ma def si moom mais man nan lay yëkkati sama alal def ko si moom ba pare ñu lekk sama alal si noonu sëy boo xamante si dan kaa takk si 3 fan tasaat ka 3 fan lan ko takk ni ma daa ëmb sëy ba tas na mais kon man sama alal di ma def si moom kon dama koy ñàkk 280 000 li ma def si moom si li ma daan jënd ay yére li ma daan fay ordonnance li ma daan jënd takkaay ak yooyu yëpp def ko si moom mat na loolu waaw mais léegi ñu lekkal ma ko ba pare tas sama kër loolu fan lan ko teg ana fan lan ko teg ñett na ma trom nag te sama alal jooju ma def si moom ma kabaal ba keroog muy sangoo suuf moom ak ay bokkam moom ak yaayam sama alal jooju ak ji ma yaayam yoreel ma kabaal ba keroog muy sangoo suuf 280 000 def naa ko si moom mais du ma kabaal ma ko mayu ma ko te du ma ko may ba keroog muy sangoo suuf. Njaay nga li ne ci réew mi lëj na de lépp ku ko bëgg a lijjanti damay ragal yow nga liit mais non mbokki xale bu jigéen bi sax ñoo dawalul seenum xel. sax non xamoon nañ ne lii dina am. lan ñaari ngi yoo xam ne bu la góor ne dinaa la ko suturaal daf lay nax. mën na ko def début mu neex mu topp ko. takk la ci kaw ëmb baa mu takk la fekk nekkoo jànq góor bu la ne dinaa la ko suturaale. ci début bi la rek. mais bés bu ngeen yàggee nga dégg ko bari na fii sa yu tas yoo xam ne non seulement la koy xase mais day dem ba gis boppam bari na fii sa yu tas yoo xamante ne ji bu ñu la waxoon dëgg illa ji loolu ca la bokk. ay wax yu ngay gëmloo sa mbokk yépp que ni jànq ngeen ma may moom mu gëmloo ñëpp na jànq laa leen may après ku góor ki day dem ba après xolam dafay laaj
mais Ndiaye booy bëgg nii. maanaam sama kii dañ ma ciy jiitu ba pare jox ko ma nëppal ko loolu góor ñi dañ la dig na le dinañ la ko suturaale. mais du yàgg. c'est comme kii tamit. soo leen xoolee mu wax la ko. non yow sa jëmmi bopp sax yaa dul am. yaay siisu. waaw boo nekkee ci biir kër ga doo nekk à l'aise pour di wanewu. mais nag man pour man loolu du yëfi góor nag. waaw mais d'accord moo tax boo ko mënul bu ci dugg ñu bëri def nañ jumte boobu noonu. c'est comme kii tamit bu ko takkoon nii ci ëmb bi. mu am doom ñu pare ñu may ko mu nekk moom ci kër gi. day yàgg rek mais dina dégg lii mu dégg. waa ji ndaw sa daa ñëw. xam nga ban baat laa gën a contre. waaw am doom naan maamam la niru. mooy lan. am doom ji jëlul baayam jëlul ndeyam. maamam la niru. dañoo romb ay étapes. dañoo tëb. boobu ñu ngi wut alibi. en tout cas daal mais nag. parce que maam ja dee na xamatuñ ñu kanam gi mel ba maam jay doon xale xamuñu nan la mel ñu moomale ko mu leer na yow kii nga ngénte yar ko jox ko tur di ko ndamoo foo jëm yóbbu ko fa juróo ko. ndeysaan. maamam la nuru. voilà léegi nag maamam nu meloon ba mu doonee xale. Ndiaye kii nag xaalisam lay fayee ko. est-ce que dina fi xaj. waaw ne xaalisam lay fayee ko de. non ndaw waa ji li mu jot a def ci ndaw si 200 et quelques mille. déedéet na ko bàyyi xam nga lu tax. c'est que xam nga li ndaw waa ji nag moo tooñ boppam yaa ngi ak sab aaw mu ëmb nga ne li ma bëgg ci sama aaw bi lépp awuma ko. waaw ba tax nga naan da ngay wuti leneen maanaam da ngay soo dee daw koy sawlal. kuy tuur dugub ngay am. xam nga c'est ça le problème. yow te de un yow yaa ngi am sab aawo yow. néeg ba muy am néegam sax jagul. nga ni day nga takkum ñaareel boo xam ne ba mu ñëwee amoo foo ko dugal sa néeg yi ay la daan fanaan yow war ngaa takkum ñaareel. c'est ça sooy takk ñaareel da nga koy matee mën ko. am foo leen dugal non en plus sax ban. c'est-à-dire ñoxar takkum day ñaareel yomb muy fanaan sa kër yaay. ñoxar day yomb ñoxali quoi nit ku nekk na mu mel alal ju mel noonu lay am. mi ngi noonu de. moom waa ji nii si ma ko gisee nii man de su doon mën a du ma ko def. am aaw. waaw moo tollu diggante. waaw yow kay gunge ko ba. comme yow kële da nga koo sàgganeeg biiram. waaw ñu jox la ko biir koo xamante ne ji biiraloo ko rek. mais ñu baal ma de. waaw ñu baal ma xam naa ne heure bi fi ñu toll daf ñoo dab waaye boo demee bay takk ñaareel. waaw di ko may ñeent fukki junni. waaw déedéet mayu ko ñeent fukki guddi yi dajeloowul sax de. da ko cee dépensé. jëndub saak jënd mees jënd tissu parfum. su daan dem kaw la mais lim ci def yëpp la mu dajale ban lim ci def yëpp na ko def ngir xale bi. waaye xam nga ni xale bi du xalem de. non gone gu du goneem de. li mu ci def yëpp waaw mais d'accord mais doomu aadama la na ko def ngir yàlla. xam xëy na sax bu fekkoonte ne defu ko ci xale bi yàlla du ko wërsëgale wërsëgu doomu aadama fu nekk ak fi ko yàlla di jaarale. Njaay mais li ma leen di wax mooy. xale bu jigéen bu ciy sëy te yóbbaale woon ndaw. waaw sa jëkkër ne la dinaa la ko muñal. waaw jàppal ne bisa ngi ci bisi dana feeñ. benn ñaar mooy. bu leen nangu mukk. mais Ndiaye ki nga fekk mu am ndaw tamit. nga nekk ceeg moom ba heure takk jot nga takk ko. waaw kooku mënoo koo xas. dama ne déedéet non loolu beneen affaire. waaw dem Ndiaye nga xam ni Ndiaye tamit beneen affaire ma wax la ko. nga xam ni avant ngeen di sëy. loolu taxut a baax na tamit. ngeen ci nekk ci. waaw ba nga takk ko. kooku mënoo koo xas. waaye xawla am ko taxut a baax tamit de. waaw loolu dëgg la. waaw am ko taxut a baax damay te jigéen ñi ku leen laaju ndaw yooyu la ñoom it na nga leen ko laaj. man daal weer si nite. man so déedéet ndaw si man Ndiaye taxaw ndaw si daa ñëw ni ma ndaw si dafa ñëw ni ma sama jëkkër dafa maa bëgg a takk waaye dañ te may ma du ma jànq te parce que daf mi ngi ma ci mu kii man ko laaj ko moom ndax jànq la. mais bokkul ban. nit ñi laabaane jigéen ñi noonu la ñu war a laabaane góor ñi. góor ñi heureusement demeewul noonu. noonu la war a demee nag. mais ma ne li yàlla tëri góor la tëri jigéen. laa taqarabu zina la wax. léegi yow Ndiaye taqarabu zina. léegi Ndiaye man laaj bi ñu tëj émission bi. virginité ak fidélité. yow bu la gënal.